plan d'urgence boobu mu waroon régler problème yëpp moo tax bu ñu toogaatee ba 2020 démb ci guddi Macky Sall def discours naan programme d'urgence loolu mooy lajj na 2012 nga def plan d'urgence boobu dañu ñëwoon 69,6 milliards lañ ciy def 69,6 milliards mooy le programme ñu ne boobu 339,6 milliards lañ ciy def bu ñu paree loolu nag mu am un programme à moyen et long terme nga xam ne 2 phases la 2017 2019 2019 2022 boobu ñu ne woon dañ ciy def 336,6 milliards yooyu yëpp boo ko dajalee mu ngi lay jox 767 milliards 800 millions li ca des nag mooy volet administratif ba yenn yi ñu waroon yokk lii la Macky Sall diggé woon sur 10 ans 2012 2022 tey ñu ngi ci 2020 daanaka 2021 la ñu gën a jege 2022 2021 la ñu gën a jege 2020 ndax ñu ngi ci mois de septembre ana lan la ci Macky Sall réalisé parce que dañuy bëgg suñuy wax ñu teg ko ci ay fay yu leer nañ parce que sénégalais yu bëri ñu ngi naan fan la 750 milliards yi dugg il faut ñu wax leen ni 750 milliards yi génnul am na lu ci génn loolu dinañ ci wax liñ ciy wax am na lu ci génnul dinañu wax lan moo tax génnul 767 milliards yi ñu waxoon ñoom boo ko xoolee ba ci biir ñoom liñ ci génne effectivement parce que organisme yi doon réaliser programme bi du benn ONAS moo ci ëppale woon waaye am na ku ñuy wax projet am na ñeneen ñu ndawaat ñoo xam ne SONES sax amoon na ci parce que ay volet la waaye ONAS moomu ëppale ci moom parteem ci documents yi ñu jot a am ñun 285 milliards ak lu teg waroon na ko nekk waaye ONAS nee na moom ci jamono ji ñu toll c'est-à-dire après 9 ans d'exécution ONAS nee na moom 48 milliards la réalisé 48 milliards la ñu mobilisé effectivement c'est-à-dire sur les 700 et quelques milliards pour le moment ci li ñu gëstu ak li ñu jot ci document 48 milliards yooyu la ñu am firnde ni lii nee nañu moom la ñu mobilisé exécuté ko 48 milliards ci 700 et quelques milliards c'est même pas 6% d'exécution même pas 6% d'exécution la ca des nee nañu am na 15 milliards yoo xam ne ci zone Kaolack bi mi ngi en cours ñu ngi koy essayer mobiliser ne am na 117 milliards yoo xam ne lu ñu war a uti la lu ñu war a jéggaane ji la ndax yoraguñu ko dama bëgg ñu déglante bu baax diggante 765 milliards yooyu ak 48 milliards fi ñu daanu ji gannaaw 9 ans kon loolu am na problème bu rëy te noonu loolu dafa ëmb lépp luy problème mu environnement au Sénégal ndax problème environnement yi yàgg nañ koo lim problème mu bël ba Saint-Louis Ndar ma nga fa avancée de la mer mi ngi fi li nga xam ne remontée saline yi suuf xorom gi yéeg di nangu tool yi rawatina fu mel ni Casamance wala booru Jombatu nga xam ne nit ñi mëntuñu béy mi ngi fi avancée désert bi mi ngi fi amu ci benn boo xam ne mun nañ la wax ba lan moo ci programme Macky Sall ak lan lañ ci def loo xam ne lu am fulla kon li ma bëgg a wax foofu mooy Macky Sall dafa musut a jël mbirum inondation def ko fulla ñu gaawantu fatt fii fatt fële yàlla def at ci tegu amul pluviométrie bu fa cara raxasoo ba set moo tax suñu toogee mu jékki-jékki mel ni ku ximbaliku man su ma gisee nos amis journalistes titré Macky Sall pique une colère noire ndax damay reetal ba bëgg a dee ban colère noire moom xam na ni defu ci xaalis xam na ni ñu ci waroon def defuñu ko ci ban résultat la mun a mun am benn résultat te président boo xam ne lu ñu wax ñu ne yéeguloo moom xam naa ni gëm naa ni sax moom yéegul ni mooy président lu ñu wax ne Macky Sall yéeguloo il pique une colère noire il n'était pas informé lépp yéeg na ko nag amul lu ko parce que amul document bu mu validé wul bu nekk egg ci table problème bi kay mooy li ñu war a laaj mooy li askan wi war a laaj Macky Sall mooy lan moo tax liy farata ci réew mi mu ne ko fi ñukk ba ko fi
dem topp ay mbir yoo xam ne du benn farata ci réew mi parce que 2014 bi mu commencé 2012 2014 la ko nit ñi ne a commencé par ñi koy lebal xaalis parce que ñi koy lebal xaalis wolof dafa ne ki laa bari gët moo lay joxañ fooy xool ñi koy lebal xaalis ñoo koy wax fan la war a investir te ñooñu di ko lebal xaalis santé publique du seen priorité parce que c'est pas rentable pour eux éducation nationale du seen priorité parce que c'est pas rentable pour eux enseignement supérieur du c'est pas rentable pour eux du seen priorité assainissement du seen priorité c'est pas rentable xam nga ñooñu lan mooy seen priorité mooy tabaxal autoroute jox ko suñuy entreprise ñu lebal la suñu xaalis teg ci intérêt bu duun suñu entreprise ñëw liggéey du fay impôt andi ay employés delloo xaalis bi yëpp sama dëkk yow nga may fay ay bor ak ay intérêt xam nga lan mooy seen priorité tabaxal une ville nouvelle nga xam ne jox ñu defar centre Diamniadio jox ñu defar terrain basket jox ñu et cetera et cetera ñooñu yooyu mooy seen priorité mooy defaral ab terre boo xam ne bi mu commencé ba léegi moom ñuy bëgg a rey te loolu samay collaborateurs dinañ ci dellu si ndax terre bi newoon naa leen fii ëpp na 1500 milliards ñu ngi yokk rek barki démb dem na Paris waxul inondation waxul éducation nationale waaye nee na 17 milliards la uti woon pour terre bi ci tronçon boo xam ne fi amoon nañu financement ba noppi mu ñëwaat ne 17 milliards arnaque bi ne ci terre bi kenn xamul nu mu toll mais yooyu ñoom Bassirou Diomaye ñoom Birame Souleye ak ñoom Abbas ak yooyu dinañ ci ñëw ci beneen waxtaan ak suñu mbokk journaliste kon Macky Sall dafa jël ay priorité loo xam ne du priorité sénégalais yi du priorité citoyen sénégalais bi nga xam ne moom am xëy moo ko tax a jóg moom la tal faju la tal lekk ba suur la tal jàng bu baax la tal dëkk foo xam ne du taa la tal am courant bu doy te bañ a coupé te bañ a cher am ndox bu baax bu muy naan loolu la sénégalais yi mooy seen priorité moom dafa këpp priorité yooyu parce que waa bitim réew tubaab yeeg naar yeeg turc yeeg chinois yeeg ñooñu saa su demee man gëm naa ni Macky Sall bis bu jëlee avion ni day tukki waa bitim réew dañ naan na gaaw ñëw ci man naan suñu waajaa ngi ñëw su ñëwee ayom signature suñu signé rek mu signé kon loolu tey moo ñu dam tey jii mooy la ñu waroon def ci assainissement Macky Sall moom la yóbbu ci train bi Macky Sall moom la yóbbu ci autoroute yi moom la yóbbu feneen ak feneen daal di sàggane askan wi. joxul ONAS joxul projet joxul kenn ku war a liggéey la war a tax nga def résultat bi mu des nag liñ ci jot a def il faut ñu wax ñu fan lañ ko dugal parce que milliards gis nga Sénégal dañ dem ba léegi dañu miis milliards defe naa 20 dernières années yi dañu jékki-jékki rek wax ji léegi li gars yi naan unité monétaire c'est le milliard waaw li diw jël na milliard diw jaay dal na si milliard ñu dem ba xeet milliard mais 1 milliard li ci mën a def li ci nit mën a def kenn dafa am nu mu toll ñu naan la donc ay 48 milliards ak ay 50 milliards ak mais